ak Ousmane Sonko man ak partisan Ousmane Sonko depuis le début de Ousmane Sonko ak fu ñu jógee man ak moom ci combat d'idéologie bu tàng jër ci télé yi ba mujj tey jii ma mujj adhéré ci politique am ba mujj tey jii ma mujj adhéré ci vision am donc man ak Ousmane Sonko du tey te ba suñu jonn yàlla tey musuma ne allo Ousmane Sonko ne ma allo est-ce que xam ngeen loolu musuma ne allo Ousmane Sonko ne ma woy allo musuñu wax musuñu ne allo ma ne ko allo musuma wax mu wax te bu ma neexoon ne non comme ñeneen ñi leader laa ni moom fu kii man mënu ma comme ko ñoom malal di ko defee ak ñeneen nag di ko defee bëri na comme ni ko Y'en a marre defee il se retrouve pas faale wuñ ko ñu wane nañ ñun dunduñu kii ñun comme moom lañ mel fu ñu amee possibilité jéem nañ ko wàcce wan ko ni ñun faale wuñ la man mënoon naa ko te du ma yàqal dara non mais du ma ko def parce que dama rëy du ma ko def parce que dama gis ni je me retrouve dans ça et je suis avec dama koy follow te malgré que Ousmane Sonko musuma woo man musuma ko woo Ousmane Sonko musuma ko dox buñ gisantee ci ay marche la mu ànd ak ay nitam def lu muy def génn dem yoonam ma dem sama yoon musuma wax Ousmane Sonko wax musuñu toog maa ngi moom boobu ba léegi te maa ngi koy défendre boobu ba léegi di ko waxal boobu ba léegi di fight boobu ba léegi mais du pour moom de pour askan wi la pour askan wi la bés bu yàlla waree def ñu retrouver wu dinañ retrouver wu toog naturellement comme nu ma retrouver woon ak Diomaye Faye ba wax ak moom ba ma xam ma la ma Sonko donc bés bu loolu jotee dinañ mus a toog naturellement donc du ma ko forcer j'ai jamais appelé Ousmane Sonko musuma woo musuma jéem a xool nan laa ko mën a jokkee ak moom tam defu ko bés bu ko waree def yàlla moo koy def comme naturellement ni ko yàlla defoon invité ma même plateau bu mu ko invité Diomaye Faye ba ma xam Diomaye Faye ba nangam j'ai beaucoup fait pour ça j'ai convaincre naa ñu bari ñu dem adhéré wu ci Sonko bu ma jógee ci émission bi laa ñëw woo Hamza Diallo sama copain depuis Paris woo gars yëpp sama gars yëpp nga xam ne jege nañ ma ne leen gars am na leader de Sénégal am na leader mais doo leen ko déggagum quoi mi ngi doog a génn il s'appelle Ousmane Sonko Hamza c'est un Ibadou Rahman ku dëggu nag ku dëggu caaxaan new ci boo koy fenal léegi mu génn la booy bu ma fenal ku gëm yàlla ku maanu ku jullite Hamza Diallo di sama xarit sama doomu ndey moom laa njëkk woo ne ko am na leader bu yàlla yónni na leader Sénégal yàlla ñëw na pour sauver Sénégal yónnee na leader mu ne ma booy yaa ngi waxati de ma ne ko il s'appelle Ousmane Sonko bàyyi ko xel il est hyper intéressant jël numéro Diomaye Faye jox ko Hamza Diallo ne ko woowal kii nii mi ngi tudd Diomaye Faye te télé laa dajeek moom génn nañ ci biti waxtaan nañ xam naa ni kii li ngeen bëgg ma doon li ngeen bëgg ma mel ni ngeen bëgg ma taxaw ci champ politique bi fight pour nangu réew mi pour defar ko ak gis naa ku retrouver wu comme man typique koo xam ne ñoo bokk benn bët bu ñuy xoolee bokk benn xel bu ñuy xalaatee bokk benn idéologie bokk benn état d'esprit bokk benn courant de pensée Ousmane Sonko ba pare nekk même génération lu ñuy wax alternance générationnelle ma ne leen waa ji la Hamza a pris son téléphone woo Diomaye Faye direct déggoo ma la Hamza caaxaanul Ibadou Rahman yar sikkimam julli ba jëbi ñuul kukk jàng alxuraan ba ne ar yàlla kese ko ñor yàlla ak sunna su Muhammad newul ci caaxaan mu déglu Diomaye Faye waxtaan ak moom il a adhéré rapidement à l'idéologie parce que kon nag ñun duñu ay xaru ndëpp duñu ay bëyu ndëpp yu taxawaalu yu amul buum nga xam ne ku ñu njëkk a jot rek lonk ñu buum yóbbu ñu déedéet ay idéologie nga ñu convaincre ay état d'esprit nga ñu convaincre ay courant de pensée nga ñuy convaincre ay vision panafricaine nga ñuy convaincre mais duñ ay xar yi taxawaal yu amul buum wala ay mbaam xuux yi taxawaal yu amul buum yoo xam ne ku njëkk jot ci ñun rek lonk ñu buum bi xëcc jëlee ñu ci yóbbu ñu ci direction am donc ci même courant de pensée loolu moo tax ba léegi may taxaw di défendre Ousmane Sonko may taxaw di wax pour Ousmane Sonko mais pas pour Ousmane Sonko parce que c'est pour le peuple et Ousmane Sonko ndeysaan wax na lu garaaw lu askan wi bàyyiwul xel
gis nga Ousmane Sonko a déclaré la guerre à ses ennemis sans jouer le faux jeu. Ousmane Sonko bu ko neexoon mu doon politicien yi seen bëgg-bëgg duñ ko wax, dañ koy nëbb. bu fekkoon Ousmane Sonko ku dëgguwul day ñëw def politique am sans wax ni je déclare la guerre à la France, je déclare la guerre aux intérêts français. Ousmane Sonko est le seul politicien qui l'a fait. Idriss Seck ñimewu ko def barki alxuraan bu koy def di faatu. Macky Sall ñimewu ko def bu koy def di faatu. bépp politicien bu taxaw def discours bu Ousmane Sonko def sa politique yàqu na, pare nga, dañ lay éliminer. Seul Ousmane Sonko l'a fait. moo taxaw de déclarer la guerre aux intérêts français, aux intérêts multinationales françaises. Seul Ousmane Sonko l'a fait. bu ma faloo dinaa teg fii ñu xoolaat contrat yi yéen les multinationales françaises là, yéen waa Eiffage, yéen waa Total, yéen waa Bolloré, yéen waa Mimran ak suukar si, yéen ñi nangu littoral bi nii, wallahi bu ma faloo yéen ñépp di ngeen fi jóge. Seul Ousmane Sonko l'a fait. Il a déclaré la guerre aux intérêts ni bu ma faloo dinañ am souveraineté ne damay déclarer la guerre à Orange, aux intérêts multinationales françaises. Ça résume tout. Ousmane Sonko seul a déclaré la guerre aux multinationales françaises, déclarer la guerre au lobby yi nga xam ne ñoo nangu suuf si, ne leen bés bu ma faloo contrat dañ koy tegaat, bés bu ma faloo yéen ñëpp damay rajaxe kër yi. Déclarer la guerre au franc CFA, bés bu ma faloo dinañ am autonomie monétaire, dinañ am souverainisme monétaire. Donc Ousmane Sonko a attaqué les intérêts de la France. Donc Ousmane Sonko est l'ennemi number one de la France. noo tax la France a armé les opposants pour ñu wàcc Ousmane Sonko, def ko Ousmane Sonko comme peuple bi yeewuñu, peuple bu dof la, peuple bu amul xam-xam la, peuple bu ñu respecté wul la. Donc ñu jàpp ne peuple boobu du décider. Donc il faut tout faire pour Idrissa Seck nekk première ci opposition bi. Il faut tout faire pour converger les pouvoirs, n'est-ce pas, politiques autour de Idrissa Seck, n'est-ce pas, pour xeex Ousmane Sonko wàcce ko ci suuf ba nga xam ni peuple bi duñ ko mun a yéekati, duñ ko mun a yéegal. Donc dañ koy commencé jël ay journalistes fay leen ñu commencé di attaquer ji Ousmane Sonko. loolu ngi ay Yérim Seck di wax, Madiambal Diagne di wax, keneen ak keneen di wax, ñu koy attaquer. ay ibaadu nga yow mbaa doo fi def, yow ñaari jabar nga am, yow mais lan mooy ñaari jabar? yàllaa ko santaane na. yow ñaari jabar nga am, est ñaari jabar yi kan mooy kii, kan mooy nangam, yow ibaadu nga, yow da nga gëm yàlla du trop, mbaa après yow jàkka yi doo fi def ay jàkka, nga tëj boîte de nuit, mbaa yow nangam nang commencé di ko def benn genre terroriste, commencé di ko def benn islamiste bu radical. loolu lépp nag ñoom Yérim Seck ñoo ko doon def pour diaboliser ko, pour toroxal ko, parce que aliénation culturelle bu sénégalais am. Donc c'est facile nga diaboliser benn nit à travers ngëm-ngëmam, à travers l'islam. yow boo fi ñëwee doo fi def ay doo fi indi charia, mbaa kon doo xeex catholique yi, mbaa kon doo xeex juif yi. Donc loolu lépp ay politique gu France la bu mu armé gu mel ni les journalistes pour ñu dem à l'assaut, éliminer leur potentiel adversaire bi nga xam ni mun na mettre en danger les intérêts de la France. Donc ñu commencé nag taxaw di ko diaboliser, parce que nu ñu ko diaboliser am na ay dof yoo xam ne dañ ciy topp. c'est sûr parce que ay xar ñi ngi fi taxaw amuñu buuma di wëndaalu, ay sénégalais yi taxawaalu xiif rek, lépp luñ gis dañ koy lekk. lépp luñ gis ay xar lañ yoo xam ne amuñu buum, lépp luñ gis dañ koy lekk, dañoo xiif di taxawaal rek. buum boo leen lonk ne leen kaay ma dem jox la ripaas mu ne yóbbu ma kaay ma jox la ngooñ mu ne yóbbu ma, kaay ma jox la ñax yóbbu ma. Donc ñooñu mooy ñi les achats de conscience ñi ñuy jënd, ñooñu mooy xar yi amul buum yi. moo tax boo leen gisee ñu leen dugal ci kaar yi, ci njaganjaay yi, ñooñu ñooy coggal yi. xam nga coggal moom mooy xar, coggal moom mooy ensemble de mouton. Donc ñooñu ñooy coggal yi, ñoom la ñuy solal ay yére, xar yi ñuy solal yére yi.
coiffé leen solo leen yére coggal gi dugal leen ci kaar yi tëj leen ci ñu yore ay mbiib yore ay soufflet piip 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 foote leen ko piip 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 Macky Sall piip 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 fa piip piip ay jeunes jox leen 5000 mooy jox nañ leen ay rakkal wala ripaas buñ jaxase ay carton def ci ndox xóoyal ko ñooñu lañ koy jox donc dañ leen jox ay rakkal ay ripaas buñ jaxase carton ay ñax ñoom ñu def leen coggal dugal leen ci njaga njaay yi jox leen sifflet jox leen t-shirt ñuy yuuxu piip Macky Sall piip ñooñu mooy coggal li donc xar yooyu ñu ngi ci société bi dañ fees dell ak ñun moo tax il faut ngeen xam xar yi parce que xar dañ lay mbëkk dañ ne c'est le cheval que tu engraisses qui te tue gis nga ki lay màtt mooy ki ngay sexal koo sexalul du la màtt déglu leen dama ne ku la màtt rek da nga koo sexal ku la màtt ci loxo da nga ko sexal koo sexalul du la màtt donc ñi nga xam ne dañoo bokk ak ñun ànd ak ñun nii di wax di kii di ñu éliminer di ñu saaga di ñu kii c'est des sauvages dañ leen a changé dañ leen a defar seen bopp yi c'est des moutons ñooñu dañ leen di jox luñ lekk donc ñooñu noonu ngay xeexal ñoo lay màtt yaa leen di sexal dañ lay màtt koo sexalul du la màtt yow yaa leen di sexal di xeex pour ñoom di dañoo feebar te ku feebar di nga ko faj pour nga faj ko foog nga bës gémmiñ gi foog nga bës gémmiñ gi pour defal dara ci gémmiñ gi dafa feebar dafa lott dafa tëdd dafa jommi dafa jaaxle dañ ko toroxal dañ ko néewal doole lekkul naanul nalawul donc yow mii di ko dimbale il faut nga bës gémmiñ gi ubbil sa gémmiñ mënu ma ko ubbi parce que dafa xiif parce que dafa sonn parce que bopp bi dara naw ci lekk rek nga bës gémmiñ gi dugal dina yàkkamti ba matt la mais dara génneel loxo bi wiccaxal nga muñ dina la mbëkk ñaata yoon nga jël sa xar yar ko ba màgg di ko jox ripaas ñëw di ko indil lekk mu lay mbëkk ñaata yoon la leen seen xar mbëkk ñaata yoon la leen seen mbaam daw pour attaquer la ñaata yoon la sa mbaam nga koy jox lekk mu wéq la ñaata yoon nga jox sa fas di ko xontu mu wéq la te da nga ñëw pour xontu ko te da nga ñëw pour jox ko lekk da nga ñëw pour jox ko naan da nga ñëw pour dimbale ko c'est le cheval que tu engraisses qui te tue c'est le cheval que tu engraisses qui te tue donc lii moo am Sénégal bu leen bañ ku leen saaga vous les engraissez vous les aidez dañoo xiif da ngeen am lu ngeen di dugal seen xel yi ngeen am lu ngeen cay def dinañ leen matt mooy saaga yi dinañ leen wax lu ñaaw mooy wax lu ñaaw yi dinañ leen def lu ne mais bu leen bàyyi il faut les sauver il faut impérativement les sauver sinon ils deviennent des ennemis de la société et ils retourneront pour yàqal ñu. Vous avez vu les élections. Macky Sall a volé nos élections mais encore une fois le peuple, il y avait un peuple derrière Macky Sall, le peuple innocent, le peuple inconscient qui a aidé Macky Sall ci sàccam fichier électoral bu eggul ay xale mu lay di voteloo ay xale yu ndaw ñii mu jox leen 5000 ay maire yu bopp amul seen bopp yu yeewul ay jeunes yi ñuy nax di leen gëmloo boo leen jàppale dañ leen jox man gis naa ay jeunes yi def loolu. élection yi ñi woon ci bureau yi jàppale Macky Sall taxawaalu di toog ci bureau yi di def lu ne après les élections là Macky Sall xamu leen sax parce que ay nitu Macky Sall ñoo leen di jël sama koñ man gis naa ay nitu Macky Sall jël ay booy tasaare leen ci bureau bi ñu dem doon ay représentants APR def lu ne rayante pour Macky Sall quand Macky Sall a gagné les élections par vol le suffrage jeunes yooyu noonu seen leader boobu nga xam ne moo ne woon seen leader yóbbu leen ci bureau yi ñu toog fa naa dañuy siéger pour APR dañ leen mujjee trahir waaj a changer numéro am changer lépp jël gardien teg buntu këram booy koñ ba lañ mujjee ñëw di jooy non mais c'est pas possible non xoolal man bureau bi man jour keroog dama toog pour APR di siège APR benn chandise lañ ma indil ak benn boisson moom rek journée bi suba ba guddi benn chandise ak benn boisson xoolal man tey maa ngi woo waa ji mënutuma ko jot ñu laa def di leen reetaan neen yéen am ngeen xel non waxuñu woon lii non dama leen laaj ba xam ne yéen am ngeen xel
wax ngeen yéen a ngi réfléchir ils vous ont utilisé c'est fini li ñu leen soxla loon mais caga munoo dëkk ak moom caga da nga ko soxla rek pour say daanu boo benn da nga xooñ sonn wër sab caga dóor daanu kajj ko boo paree sax doo ko neexal da ngay ubbi buntu bi rek kajj boum vas-y fous le camp d'ici tu pues de la merde oui ay caga lañ leen def dañ leen benn daanu rek dañoo xooñoon daanu lañ soxla ci yéen nobuñu leen amuñu benn sympathie ci yéen ay caga bordel ngeen dañ leen a juutal laal leen seen daanu jeex seen xuur vide ñu kajj leen ngeen dem c'est tout nii la ñuy def askan wi ay caga lañ leen jàppe nii lañ leen def mooy askan ni ñuy def loolu ay caga fu nekk nii xooñuñu ñi ngi pouvoir bi ñi ngi kees gi taxaw di tibb lu mu leen neexee élection yi nag dañuy xooñ dañuy am fuñ daanoo ci peuple bi la ñuy jël caga yi indi leen dugal leen ci chambre yi passé leen dóor ku daanu rek kajal mu dem mooy buñ gañee changer seen numéro téléphone jël seen buntu kër teg fa gardien doo leen jot fenn yor seen vitre teintée romb la ak ay motards yuy corné ñu escorté leen garde corps boo ñëwee di ko jagale da lay saaga responsable mu le va te faire foutre wala mu ñàngal du la sax dégg ngay yuuxu waa grand xamee nga ma nu ma lay xamee caga nga woon rek guddi la woon guddi laa la utiliser laal la nga de nu ma la mën a xàmmee dama laa nopp dama la bëgg dama la faale nan laay mën a xàmmee caga boo xam ne dama xooñ rek indi ko dóor ko dem mënuma ko xàmmee amuma benn sympathie ci moom amuma benn loof ci moom mais noonu la politiciens yi di def sénégalais yi depuis laal leen kajj leen ñu dem romb la nag ndeysaan ki nga doon ki la nax noonu romb la ak moto yi waaye di la buddi ay pousse leen jàll leen nga gis jeune ndeysaan sénégalais yi taxaw nga xam ni même ay dañ leen fay sax toogloo leen foofu pour ñu tàcc ñu leen di bumax policiers yi di leen dóori liif dégagé pour lan parce que benn imbécile moo nekk ci oto bi nekk ci biir nga xam ne yow yaa ko votel yow xaj bu dee bi yow yaa ko def lu mu doon moom mi ngi ci biir oto bi climatisé vitre teintée motard di escorté muy romb yow policiers yi ci naaj bu tàng bi de ñu fay la 5000 nga ñëw sol grand boobu comme xaj ba pare policiers yi di la liife pour nga dégager parce que doomi xaraam bay jàll pour nga dégager parce que imbécile bi mooy jàll pour nga dégager mooy parce que ancien spermatozoïde bi futur cadavre bi moom mooy jàll yow doomu xaj bi yow doomu xaraam bi yow ku baaxul ki yow kuñ kuñ bootee soleil yow mi ñu sànni ci mbalit mi nag yow la ñuy dóori liif ci naaj bu tàng bi malgré que dañ la fay 5000 malgré dañ la indi ci njaganjaay yow la ñuy def loolu lépp lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal muy lu triste nag lu désolant lu sincèrement jar jooy loo xam ne ñëpp ñu ngi commencé décourager quand j'ai parlé avec Ousmane Ba le combattant le fervent combattant ndeysaan def na ma mon frère man léegi ma démissionné ma ne ko non bul def loolu mu ne ma non dama commencé sonn gaayen dama commencé sonn j'ai tout fait pour eux mais ces chiens galeux là boo leen di jox ay lekk sax dañ lay mat c'est des vermines dañoo sonn ci di la saxal nga ñuy matt waa ji def ne looy booti junxóob ñi lay matt ci ginnaaw faxas leen ñu jàll benn wolof moom waxoon looy booti junxóob ñi lay matt ci ginnaaw ngay booti junxóob ñi lay matt ci digg ginnaaw ngay booti junxóob ñi lay matt ci digg ginnaaw maanaam ngay boot ay junxóob pour dimbale leen parce que dañoo yeex wala dara nga leen di dimbale pour yóbbu leen ci plage bi gaaw yóbbu leen ci ndox mi pour ñu sauver wu ñu lay matt ci digg ginnaaw ngay booti junxóob ñu lay matt ci digg ginnaaw loolu la ma wolof bi waxoon mu ne Sénégal dafa mel ni loolu ngay booti junxóob ñu lay matt ci digg ginnaaw am na ñi nga xam ne amuñu résistance boobu dañuy bàyyi quand Ousmane Ba ñu waxtaan démb il m'a dit ça mais j'ai envie de laisser de me concentrer ci sama live ci sama njaboot mon frère yow di liggéey di wàcc di ñëw nekk ci kaw bi yor sama këyit di wër àdduna di dem di ñëw bu ma demee Sénégal am sama laar fucking money toog sama gàlle jox sama baay mu lekk ba suur sama yaay lekk ba suur ma tegale sama kii di commandé booy tegal ma caayan bi yow yor sa secret dans di dóor tegale tànk am na ñu koy def yoo xam ne s'en fout bu ñu demee Sénégal booy wée 4 heures bi yor seen oto bu toog xepp di dawal
di iri booy di dóor yee booy vacances yi neex yee foo bugg mu yóbbu la hôtel tëddee la kajj la jëlaat keneen kajj ko chaque jour mun nga laal benn chaque jour mun nga time benn yee kenn du la jàpp police du la jàpp parce que sa yoon new ci gendarmerie du la wër duñ la garde à vue duñ la tëj kaso te yaa ngi dund bu neex nekk nga kaaw di liggéey yor sa fucking money ñëw doon buur Sénégal sa baay di la tagg sa yaay di la tagg parce que ñoom alal àdduna ñi ngi lay tagg waa yaa fi ne yow de kii ngay génne 10 000 di joxe 20 000 di joxe koñ bi sax respect boobu day am kañ nga ñëw yow yooyu namm naa la naka it tey nga gis xale caga koñ bi nag ku nekk di la wër pour tëddee la caga koñ bi waaw mais yow léegi da nga boo voilà léegi sa lax yi moom macha allah waaye yow léegi nga grand koñ bi nag doon ay cogg waaw mais booy jox ma casquette bi bokk booy jox ma écouteurs yi booy jox ma jaag bi non booy jox ma pantalon bi mais booy jox ma dàll yi donc yow buur nga grand koñ baa ngi lay ñaan dàll casquette dàll mbubu t-shirt jean xale koñ baa ngi lay bëgg a tëddee ku nekk ngi romb di bii xale yi nga ba fa bàyyi woon ñu tuuti léegi sein yi ngand lañ yor taat bi rëy lañ yor xam ni yow ñëw nga yaa ngi ci koñ bi ñu dem sol benn affaire bu xat seen string yooyu affaire yu xat romb la nag di paccal di kii nga naan waaye kii du doomu Ablaye Ndiaye bi sama jarbaat bi waaye nga gis dënn bi yow lay kii romb na la xam ne yow la bëgg nga tëddee ko dënn bi lay yéeg ba ci kaw kaj ko ba ci kaw du affaire bi def nii génn xees dënn bi génn ngay séntu ween yi ngay gis ween yi ne pacc taat yi rëy mu sol benn seen kii seere yooyu noonu seen yu ñuul yooyu seere nga xam ne hanche day génn lépp commencé di patar romb la looy def da ngay am envie tëddee ko parce que moom yow lay iri yow la bëgg a iri xam na ni yor nga maani xam na ni indi nga fucking maani romb la di paccal nga waay ngay sadik parce que da ngay gis ni pourtant papaam yi ak yow yéen a ànd papaam ak yow yéen a màggandoo mais doo ko def xale bi waaw kii kan la kii du doomu Ablaye Ndiaye tan la kay tonton na nga def kañ nga ñëw nga ne yaay ñëw naa démb mais yow gaañ ma lay bàyyi fii yaa ngi amoon 4 ans waaye gis nga de léegi moom màgg naa yaa ngi kóol maa ngi kóol jëlal ci saase 77 641 53 24 jëlal nga jël numéro tak bu lëndamee nga woo ko waaw yow foo ne ni maa ngi nii suñu kër toog waaw doo ñëw ma gis la buy ñëw nga sax léegi nga sax ko buy ñëw taxaw sa kanam nga sax ko dalay kay bàyyi yambalang parce que yow lay wër am na yaakaar ci yow ne mun nga ko jox dara buy ñëw nga naan ko mais dama laa mu ne maa la raw commencé nga ko sax naan tuflit yëpp sax ko léegi suba nga bëgg ko dóor woo ko mu ñëw jaar ci biir gaale nga tëbal ko mu dugg seen kaw ci fekk yow moom buur nga kaaw nga jóge ci kaw lañ la sa bàyyi di jox néeg yow kese buur ci kaw étage ba néeg ba fa ne yow kese yow yaa fa ne salon salle de bain chambre salle de bain tout nga indi fa xale ba dóor ba muy bëgg a dee bàyyi ko romb mais ñun ñëpp mun nañ dund loolu gaayen mais dañuy nekk ci kaw bi di liggéey di yor maani meen di ñëw di port fort romb gars yi duñu mënul ci ñun foog yor suñu oto yu tooy di daw bu ñu neexoon ne suñu yoon mais kooku ma bàyyi plaisir yooyu yëpp bàyyi adduna boobu yëpp di rayante nga xam ni ba ne Mollah Morgun bu duggoon léegi wàcc léegi aéroport rek gars yi dóor ko lam yi mu ne nii di dox ak lam yi waaw ñu naan fan la mi ngi brigade spéciale yóbbu nañ ko fii non mi ngi police centrale non mi ngi kii de nee nañ dafa saaga Macky Sall nee na dafa kii insurrection nee na dafa woote guerre nee na dafa woote nangam xoolal loolu yóbbu nañ ko fii yow ak sa saaga ak say bagage ak sa coono yëpp nga gis ñu lay transféré ci ay brigade transféré ci ay centre ci ay police transféré ci ay commissariat transféré pum rëbës waaw mi ngi chambre 14 mi ngi chambre 5 nga ñëw jóge ci avion jóge ci ay appartement yi toll nii yow kese ngandam maami gàlle yow kese nga nekk ci ay appartement yi ngandam maami gàlle nga mujj léegi nag nekk ci benn chambre boo xam ni 10 000 personnes yu toog ñu lay paketaas ne nii tëddal nii nga nekk ci kaw jóge ci kaw ci kaw ci àdduna mujj wàcc ci buret yaa ngi jóge ci àdduna ci kaw asamaan si léegi ci buret nga mujj waaw ci avion nga mujj ci avion nga jóge wàcc ci buret ñu tëddee la nii ci rëbës bi nii paketaas booy di la timee taat ngay time ku ne sa kanam booy di la timee taat barke alxuraan loolu ku ko def day fekk askan wi jar ko ku ko def day fekk askan wi jar ko wala nga am nattu rek muy yàlla bu la yàlla teg
nga am natt bu la yàlla teg ñaar moo mun a am nga xool askan wi xam ne mérité wuñ ko nga ne xaaral ma def ko te yàlla tax avion nga jóge kër yi ngand yaatu lekk ba suur naan ba mànd yor sa laar fokkin ma ni nga munoon def comme ni ñëpp di def di tëddee xale yi di laal xale yi di may waa koñ bi kii nekk fu buur grand yi di la cogg nga def nga rayante pour askan wi toog ne tekk nag mi ngi brigade bii mi ngi brigade bee mi ngi commissariat bii ñu toog ennemi yi nga xam ni ak ñi nga xam ni comprendre nuñ ak ñi nga xam ni dañoo bon ak ñi nga xam ni ils sont malhonnêtes foncièrement malhonnêtes ñooñu nag ñoom ñooy taxaw nag ndeysaan naan il l'a mérité dafa réew non kii amul yar kii dañu war a ñëpp maamam dafa war a tëj foofu ba dee yàlla nañ damm caabi bi ci ginnaaw kii yàlla nañ ko toroxal waay ay sénégalais barke alxuraan te añul sax billaahi wala ceebu jën bu mu añee matul sax seen kër amul ñu njogonal boo xoolee même reer bi amul ndox la ñuy naan kooku mooy jóg taxaw ne nañ damm ndayam nañ rey ndayam ci biir ki dafa réew dafa xamadi kii c'est un imbécile waaw il faut le tuer il faut l'exterminer un sénégalais comme yow te añam sax matut ataayam sax da koy taqale yow nag privilège yi la yàlla may possibilité yi la yàlla may yëpp ti te sacrifier pour mujj ci mbalit mi est-ce que ces gens-là le méritent réellement saa yow tëddee kaso muy ay minutes yi nga perdre muy ay waxtu yi nga perdre muy ay temps yi nga perdre waaye muy ay opportunités yi nga perdre ba pare nag nekkoon ci vie de luxe mujj ci mbalit il faut vraiment nit jaral la ko Sénégal yëpp ne tekk nag di añ seeni añ ñenn ñi munul dara dañuy añ seen añ ba suur naan seen ataaya naan waaye saa mi ngi ci kaso bi de Karim mi ngi ci kaso bi quoi Karim de booy dégg naa dafa feebar de moom léegi mu dee de si mais Karim dafa koo nag Karim c'est que dafa war a xool nu muy waxee quoi non mais oui mais Karim booy c'est que ça nga waroo ko def non c'est-à-dire lii commencé yor sa wax nag yow nga koy critiquer ndeysaan moom mi ngi ci kaso bi nag ñu koy paquetage di ko yuuxu waaw di ko yuuxu di ko gëdd jeex na récréation bi jeex na dugal ci biir kenn du la wax jël bi amul ay dugal ci biir de déedéet comme xaj yow xanaa sonné wuñ silence oui kay comme xaru yar dañ lay rey oui sonné nañ silence ke ñàppal sa bopp ci biir néeg bi ko dugg ci biir néeg bi kaay de chef de chambre ne la kaay paquetage bësul fële ci miir bi tegul ci kawam commencé di leen rokkos dóor nii rokkos lay doon nii pour ñu xamul rokkos nii ngay tëddee nii ngay tëddee ci kaso bi nii chef de chambre bi jógaat xëcc keneen Abdou Ndiaye kaay teg ci biir bës la dóor tànk lay dóor bum ba nga sës rek mu nekk tee loxom nekk ko Pape Diop kaay gëg ba nga ne kaay seere ak kooku mu ne Issa kaay ba ngeen def nii ba jeex tàkk ci koo xam ne kaaw la jóge ci koo xam ne ay millions la bàyyi ci kaaw bi ci koo xam ne laaru fokkin maa ni la yoroon ci koo xam ne mun na dund bu neex mu sacrifier boppam pour 16 millions d'habitants ñii di ko saaga ndey ñee di ko ree ñee naan moom la dafa xamati est-ce que ñooñu jar nañ ko soit ñëpp xam ne ñii jaruñu ko waaye nga def ko te yàlla tax loolu rek moo fi am moo tax koo gis Ousmane Bane ma dama ko def te yàlla tax rek mais ñi ma xool jaruñu ko wane wuñ sax lu wane ni jar nañ ko léegi nag boo da ngay def te yàlla tax bu la neexee doo ko def te yàlla tax